may présenté dama tollu woon ci Pape Moussa Camara dama ciy insister parce que boo nee Pape Moussa Camara mooy doomu Jean-Pierre Camara je ne peux pas dire que mooy premier pour la mémoire collective compte tenu de ses réalisations ak li mu def ci école bi nit ñi dañoo foog ni moom parce que a manqué d'une empreinte indélébile l'histoire de l'école Badara Sarr école régionale école 1 bi ñuy door a yegsi booba fii ci cour bi logement directeur moo fi nekkoon Pape Moussa yaakaar naa ni il ne me démentira pas boo gisee bi mu ñëwee El Hadj gars yi dañoo foogoon ni Jean-Pierre boo ak civilisation ba ak la politesse bi ñu xam ci sunu mbokki gourmet yi dañoo yaakaaroon ni ma ñëw waaw mani Jean-Pierre Camara mooy papay Pape Moussa Camara Pape Moussa Camara moo jur Jean-Pierre Camara moom Moussa Camara ak Jean-Pierre Jouga papay Julien Jouga ñoo doon ay douanier nekk Foundiougne Moussa Camara tuddee papay Julien Jouga Jean-Pierre Jouga moom lañ ko tuddee moo tax mu am turu chrétien maîtriser le Coran avant même d'aller à l'école kon kooku bu juree doom dama ko sonaloon trop El Hadj ma ni ko tu as engrangé un capital point je parle avec jàngalekat yi amoon na nombre de points boo xam ne bi muy dem zone Sonatel bu ñaanoon école 1 da koy gagné mu ni ñi ñu la mooy jëkk ji bu jëkk baax ànd ak say rak et je le dis da daan raw gaa yi ñun nag ñu teg ko dëgg dina ñëwal lii kay non non waxuñu yooyu ça fait dara la tudd léegi nag gaynde damay teg sama loxo ci Serigne Saliou Mbacké daal fii nga jànge ba pare doon cadre di doon ci dëkk bi yàlla fi ñu tuddee ko Serigne Saliou loolu doy na référence yàlla dugal ko ci métier njàngalekat jaar na fii nga ni foofu ñu naan centre délinquant te loolu gaa yee ko yàq mais centre de réinsertion sociale la xale yoo xamante ni dañoo xaw a jubadi maa xaw a porte de tuuti ñu andi leen fa ñoom ñu leen di jàngal métier di leen tàggataat di leen réintégrer ci société bi de manière harmonieuse mu doon ci technicien supérieur kooku yaakaar naa ni bu toogee war nañoo Saliou ma ñëw waaw je parle nag directeur bu def 25 ans de direction la du ñetti fan boo demee ci école correct tableau synoptique ba tegu ci temps cahier de monographie ba bien rempli xam ni dara du la réer ci école bi mooy événement yi am ci école yëpp te njaal benn ba ca fin ba moom la ñuy wax cahier monographie directeur bi da koy bind régulièrement boo ñëwee boo ko remplacé da ngay laisser deux ndax da ngay gis yoon wi dañuy tracé ko mu neex kooku mooy doyen Alphonse mu doon enseignant émérite ba pare nag da koy takk épingle bu nga ni sa gaa ngi ñëw mais yow ñëwagoo Ardo ñëwagul la quoi voilà grande directrice kooku mooy madame le maire Adja Fatou Fati Socé madame le maire yéegal ci kaw loolu war naa mën a nekk tàng waaw dama nekk ak samay naatangooy directeur yu ma nekkandoon
ñu ngi nii ci tëttalum bi école normale laa jànge 4 ans de formation. nu maa ñàkk a baax bopp lu leer laay wax xam nga bu may wax ci ñeneen ñi damay xuus. Samb mi moo doonoon directeur école Badara Sarr man laa wax sama direction personnelle j'ai beaucoup appris de lui. La dernière recette bu ma jox mooy moo complété sama tableau synoptique man sama tableau synoptique boo ñëwee bu mu mën a doon boo ñëwee di nga fa def 10 minutes di observer bind ya rafet na le tableau est très complet loolu nag bu ma ko amee c'est grâce à Mour Gueye. La dernière recette bi ma jox damaa wutloo ay chemise cartonnée maître bu ne ma bind sa tur bind sa grade tout est document te loolu bu ma ko mënee ngir yàlla ak sama mag ji la muy un directeur emblématique Mour Gueye Samb le directeur de l'école Badara Sarr on l'applaudit très très fort waaw sama bravo waaw waaw xam nga yàlla mooy xam nu muy def buy organiser da ngay foog ni day saboter mais xoolal damaa wax ci Mour Gueye Samb damaa wax ci Mour Gueye Samb 2 minutes pare rek monsieur Cissé yegsi te comme ni ko yàlla defee Mour Gueye bi mu pare kii la jox lenge yi mu doon directeur u école bi ñëw fekk Mour Gueye baliser le terrain mu ni il faut ma indi sama touche personnelle parce que li Mour Gueye def mënuma dellu ginnaaw il a maintenu le flambeau tel quel avec benn empreinte personnelle muy monsieur Cissé directeur de l'école Badara Sarr. On applaudit très très fort mon ami mon frère. mu doon koo xamante ne nii mu mel noonu la war a mel boo meroon neneen di nga jaaxal say mbokk kuy sa bay Alaaji Mansour Lay imam oustaz maître d'arabe boo meloon neneen lu dul nooy nga mel di nga jaaxal sa bopp jaaxal say mbokk imam Serigne Khady Thioye directrice vous avez la parole. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu sang yi fi daje yëpp di ñaan ci borom bi yal na yàlla mottali li ñu fi tax a daje te yal na ci yàlla def réussite bu kawe sunu njort xam naa dañuy yëkkati rek kàddu nuyoo yi teg ko ci loxo délégué Haji Malang Camara ñu gën koo miin ci Pape Camara ko defee mu jottalil ñu ko sang yi fi daje yëpp di ñaan ci borom bi yal na yàlla dugal loxoom ndax loxo yàlla rek moo am solo mbokk yi koy jàppale yëpp yal na yàlla jàppale leen ci biir jàppale leen ci biti di nuyu nag sunu kilifa di Haji Mame Cheikh Gueye bëgg Bamba wax dëgg yàlla di góor gu baax góor gu yiw góor gu lewet di nuyu Oustaz Bakhtar Kandji waaye di nuyu sang yi fi daje yëpp nag ah ndaje boo gis nag dañ koy tijjee ak ñaan kon boobu bu ko defee ñu teewlu rek jàng Fatiha ayatal kursi jàng Lixlaas jàng Falaqi ak Naasi ñu tëje ko salaatu bu waay di jëfandikoo ñu ñaan ci borom bi yàlla nañu tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim eggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla dugal ci loxoom ci zahir ak ci baatin bismillah alazim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لطفا إله العالمين وعصمة
وشفاعة في كل ما يعيينا وسهولة في السعي ما دمنا على النهج للفتى ويمينا بأبي بكر حليفة مالك سمنا بحق الماجدين سمينا صلى الإله على الرسول وآله ما دام يدعى صادقا وأمينا بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الأرزاق والأموال والنعم والخيرات المتتابعات والفتوحات والفيوضات والنجاحات والدرجات والغنى وبارك لنا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Cadre yu bari bu ñu woon fi jàngee école 1 tëjal sa bureau di nga am dans le Sénégal et à Mbour dans beaucoup de services doo am prestation boo demee cabinet Alaaji Samb doy tëj kon élèves yooyu ils sont redevables à l'école. Serigne Mbaye Thiam da doon wax le retour au royaume d'école ku ne demal école ba nga jànge woon nga peinture fa benn tableau préparer fa benn table banc maa nga tabax fa benn classe maa nga jënd fa benn livre pour élèves yi ku ne defoon école 1 de mel ni panal te c'est normal on interpelle tout le monde ñi ñëw ñi ñëwul ñi waroon a ñëw mënuñoo ñëw on a un devoir de la école 1 la jànge moo tax centenaire bi ñu ne nañ ko ko jagleel muy parrain bi ñëpp du ma guddal dama yem foofu rek mu doon un cri de cœur man école 3 laa jànge Bourier kon nag ku ne war ngaa bàyyi xel école 1 loo ci man bu ñëpp jàppee sot soto école 1 suñu école bii mu doon première école fii te dëgg-dëgg ay ñoom yi ba der caam ak ñoom ñëpp jàng nañ fi ndem si yàlla sax fi la ñu jàngalee kon nag wax dëgg yàlla on interpelle tous les élèves de l'école 1 anciens élèves yëpp ku ne andil sa dërëm sa ñaar dërëm jàppale Khady Thioye ñu xam ni élèves école bi xaaruñu ci état xaaruñu ci commune ñi nga xamante ni ils sont redevables à l'école ñoo dajale seen koom teg ko ba seen école bi ñu jànge woon dàq ci école yi te loolu buñ ko defee challenge on peut le réussir il faut en faire un challenge ki may jox kàddu gi nag mooy comité de pilotage bi mooy ñi taxaw fii am na nag ñu yegg seegul mais Lamine Gueye moo nekk nii di téléphoné mais taamu woon nañu ñëpp ñëw baax na
bismillah waaw mbokk yi man maa ngi tudd Samba Ñebe Ba maa ngi dugg école fii ci 1963 1962 62 63 ci laa dugg école fii ci école Mbour 1 booba nag école bi école régionale lañ ko xamee woon lu jiitu école régionale nekkoon na école boo xam ne bii am na tur ndax à part école Fissel Mbadane Abdelkader Lay école 1 moo njëkk ci région de Thiès moo waraloon ñu koy wax école régionale. école bi nag ku ñuy wax Ndiaga Mbodj moo ko ubbi moo fi njëkk a nekk directeur ba yàlla def tey Khady Thioye nekk fi directrice diggante boobu nag bari na directeur yu fi jaar mais directeur yi fi jaar bàyyi fi seen tur mën nañ cee lim ku ñuy wax Najuru Ndiaye mën nañ cee lim ku ñuy wax monsieur Ndekki mën nañ cee lim ku ñuy wax Jean-Pierre Camara liste bi gudd na lool mais boo gisee ñu yemale ko foofu dafa am ñoo xam ne ñi ñoom ñoo fi nekk avant indépendance am ñu fi nekk après indépendance mais kuy wax école 1 da ngay wax monsieur Diouf Moussa Diouf góor gi Moussa Diouf ku koy fàttaliku da nga koy boole waale wàcceel ma fay la sam ngooñ bari na mag yi nekk tribune yoo xam ne ñi xam nañ loolu moom moo nekkoon spécialiste CI léegi nag damay bañ ñu wax ni Samba Ñebe professeur histoire la mi ngi def cours d'histoire mais dañ koy tënk foofu xam nga ku am téeméeri at 1921 19 ba léegi téeméeri at bu teg benn bu doon doomu aadama ñu ni ay cëram bàyyi na ma ngay màgget école bi loolu moo ko jot màgget na fii mi nekk nasax na mur de clôture bi dafa nekk ci loo xam ne li amatul sécurité classe yi sécurité bi doy na waar am na image yu jaarale ci télévision locale yi ku ko gis nga xam ne école bi sonn na loolu nag moo tax téeméeri at yi ñuy féete ñu woote waale ci wallu woote waale ci ndimbal ci woote waale walla boobu ak ndimbal nag am na ñoo xam ne ñi commencé nanoo def seen pexe ak seen man-man andi seen loxo ñooñu lañ leen bëggoon a ci noowu comité de pilotage bi nga xam ne ñoo taxaw nii ñu remercier leen wax seen tur li ci jiitu mooy association Ndeye Amy Daffé te présidente Nafi Diagne jiite ko ñooñu seen loxo feeñ na lool ci dund école bi ak doxalinu école bi. Elles sont à leur 3e passage. directrice nee na ko nit ñi xamee noonu bii mooy ñetteelu yoon boo xam ne bii jëmmal nañu seen i pexe ak seen man-man ci biir école bi kon boog ñu ngi leen di wax gàcci ngaalaama di leen gërëm di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla yokk seen i man-man ak seen i pexe ngir ñu suqali Mbour ak école Badara Sarr. benn ñi ci teg mooy Moussa Niang te mu nekk Suisse Moussa Niang ñi ngi lay remercier yaag sa famille ndax seen loxo feeñ na ci école bi ñu ngi leen di gis bu loolu jàllee li ngeen gis nii ci taabal ji ay jumtukaay jàngalekat la li ci ëpp solo nag mooy matériel géométrique bi ak matériel didactique bi nga xam ne nekk na ci kees gi bu ko xool nag ci bët day tuuti ci lim mais boo demee ci xayma ay millions la loolu madame Fati moo ko jagleel école bi lu jiitu muy représenté maire doon koo seeti ci turam ak taxawaayam mu ni man dey dinaa def sama participation ci doxalin ak dundu école bi jox nu matériel didactique bi ay livre ak ay matériel géométrique yi ba mu ko génnee njiitu école bi dafa ne li ngay joxe day am na solo ci man mais matériel géométrique bii day moom moo ëpp solo ci man pourquoi Mourtala damaa bëgg nga jël ñaari baat jëlaat kaddu gi ñëw wax njëriñu importance su matériel géométrique ci wàllu jàngale école élémentaire ndax léegi gis nañu ci wàllu science dañu ni science dafa bokk li nga xam ni élèves yi dañ cee war a xereñ ngir seen jàng mën a am jeexital ndax danoo xooleen ci jamono ay littéraire rek lañ daan formé léegi nag ku xalaat ci école andi matériel géométrique ngir dooleel xale yi ci jàngu calcul ak jàngu mathématique yaa ngi participer ci ëllëgu jàngu xale yi Mourtala nga ñëw toftal ci ñaari baat ci wàllu matériel scientifique boobu.
waaw loolu duma ci guddal parce que ku ne xam na ni am na matériel boo xam ni maître bi da koy soxla ci classe am bu ko amul am na loo xam ni du ko mën a jàngale kon ki nga xamante ni xelaat na ni école bi ma doon jàngee gune yi damaa bëgg ñu mel ni man xanaa sax damay sànniwaale xeer Massène Gadiaga mu doon ingénieur financier mooy diplôme bi Karim Wade wax moom laa koy wax léegi mu jàng ci école bi kon il faut ñu jàppale xale yi pour ñu mën a xereñ ci mathématique boo gisee léegi xale boo laaj rek looy def mu ni ell parce que essai daa metti xale yi mënuñu faa dem ndax à l'élémentaire tàggat nañ leen mais tàggat ba daa des tàggat nin wa des na kon matériel géométrie bi dina jàppale xale yi ci bu baax a baax kon kooku ko def xawma ku mu doon Fat Fati def na li ko war ndax Fat Fati boo gisee ci jigéen ñi njëkk am bac scientifique ci Mbuur ci la bokk kon yaakaar naa ni bu defee li mu def xam na li tax mu def ko Fat Fati man dinaa koy wax gaay naa mu talaa daal yaa sañ wax ma leen billaahi wal kitaab bi ma doonee booy Fat Fati dama magoon rek mais dama ko noboon parce que elle était intellectuelle bien branchée ba pare doon koo xamante ni am na un avenir certain kon kooku bu demee ba doon adjointe au maire nekk fii doon directrice de société indi matériel géométrique bëgg na xale yi mel ni moom yàlla na yàlla def xale yi ngeen di jàngal yéen maîtres yi fi nekk nii doon ay ingénieur financier ay directrice de société parce que tàggat nañ leen en mathématique waaye bul fàtte ne nag docteur Alaaji Samb andi na carte bu ngand bii carte Afrique des fiers guerriers la indil xale yi matériel didactique de pointe boo xamante ni dootoo nekk di desi nekk di xayma da nga koy naan jëmm ci classe bi rek booy gis làmb daj looloo gën a wóor ñebe. jaajëf Mourtala kon ñu continuer ci ñi remerciement yi nga xam ni ñoo dugal seen loxo ci école bi ñu ngi remercier Sonatel ak fondation Sonatel ci t-shirt yi gis ngeen xale yi col gi nga xam ni moom lañ sol t-shirt yi loolu am na ci solo trop ak ministère de l'environnement ak ministère de l'artisanat ñoom ñoo dugal seen loxo ci colu xale yi ñu ngi remercier Ousmane Simer Diouf di président de l'union des magistrats du Sénégal moom nag école bi mooy këram ndaxte dimanche bu nekk ku ñëw da nga koy fekk ci école bi fii mu toog ak ay xaritam ñoom ñoo toog nii ñoom Mamadou Ba ñu koy wax Touré Ba ak ñoom Sadio Seydi ak ñoom Lamine Gueye dimanche bu nekk ak Madara Léegi dimanche bu nekk boo ñëwee fekk leen ci école bi fii. ñu ngi remercier Saliou Gueye ci langue googu la bokk ku fi ñëw dimanche da nga koy fekk fii Saliou Gueye bu Sénégal Tour gis nañ loxoom ci école bi l'association Gningue et Frères GIE boobu seen loxo feeñ na ci école bi. madame Aïda Diallo soxna Aïda Diallo soxna Béthio jawriñu soxna Béthio yabal na fi Cheikh Sylla male ñu koy wax Pape Sylla mi ngi fi toog moom tamit gis nañ participant ci école bi. Aïssatou bureautique te Ibou Manafa jiite ko Ibou Manafa aussi ñu ngi koy gërëm di ko sant loxoom feeñ na ci doxalinu école bi. As Wade ñu gën koo xam ci Alaaji Amadou Wade di président Stade de Mbour moom tamit gis nañ ko loxoom feeñ na ci école bi. Jean Lamane Diouf di inspecteur IEF bu Rufisque moom tamit gis nañ loxoom ci doxalinu école bi. Mamadou Sog Fall te mu nekk trésor ci fële agence Mbour trésor Mbour moom tamit di ancien wu école bi loxoom feeñ na ci école bi. ki ñuy wax maam Cheikh Gueye bëgg Bamba te mu nekk fële ca ginnaaw maam Cheikh ga xale yi ñu ngi lay gërëm école élèves yaa ngi lay gërëm école pédagogique yaa ngi lay gërëm équipe pédagogique baa ngi lay gërëm Mbour a ngi lay gërëm Sénégal a ngi lay gërëm sa taxawaay bi nga am ci école bi nga am ci sa wasila bi nga am ci jàngu xale yi ak bi nga am ci encadrement bi de ak bi nga am ci soxla doomu aadama yi. Mourtala foofu laay tënk sama kàddu di remercier ñëpp di wax nag képp koo xam ni directeur école élémentaire yi nekk Mbour yëpp ñu ngi leen di gërëm principaux de collège yi nekk Mbour yëpp ñu ngi leen di gërëm déclarant responsable yi nekk Mbour yëpp ñu ngi leen di gërëm képp ko collègue enseignant nekk ci Mbour ñu ngi lay gërëm di la sant ci bis bi
di ñaan nag képp koo xam ne kii dégg nga yuuxu bi nu yuuxu fii ngir école 1 suqaliku ñu jox ko xar kanam bu tolloog bi nga xam ne moom la war a am te nga wuy suñu ñu ngi lay gërëm wasalaam. Ñebe Ba merci président comité de pilotage merci. moom mooy coordonnateur waaye kii mooy président comité de pilotage bi nan la sax. dégg sama micro bi mi ngi andi ay problème de bu amee beneen. kooku de. ñoo xalaat bu rafet bii. comité bi nga xam ni ñoo xalaat bu rafet bii waa Mbour yëpp ameel nañ leen njukkal bu ñu waxantee dëgg parce que lii événement bu rëy la li may sant yàlla nag mooy ñi ma jëkk a wax ñëpp wolof lañu wax parce que bu ñu waxoon français dinaa am problème ndax le Alaaji Ibou Sakho waxoon bañ ko joxee parole bi te Alaaji Abdou Aziz toog ak kilifa Tiwaawan yi mu ne man de maa ngi war a wax ci diine waaye ñii toog boo wax ci ñoom damay xaw a tiit ndax làkk français ci biir jàngalekat yi dafa xaw a jafe parce que ñu xam ni dañuy jàngale imparfait du subjonctif di jàngale conditionnel làkk tubaab seen biir day jafe maa ngi sant yàlla kon bi nga xamee ni ñu jëkk a wax wolof la ñu wax ba ma mën a wax wolof. maa ngi nuyu nag Fatick moo fi toogal le maire parce que fii def naa ni moom rek moo fi maire kon maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant ci teewaay bi di dëggal li Mourtala wax ne jigéen ju am classe la Mourtala dafa ni moo ko magoon mu nopp ko xaw ma nag Nobel gi toxu na wala déet mais ñun ñi mbokkaloon âge génération buñ daan baal dañ daan jëkkante pour fecc ak moom loolu parenthèse rek la fii nag du man maa fi mag ndax sama mag Pancho ngi nii toog sama frère Pape Camara mi ngi nii toog ñoom ñëpp ay kilifa lañ ci Mbour te école bii lañ jàng Pape Camara bi nga xam ne école bi ci quartier bu mu jiite la nekk moom laay jëkk a nuyu ko Pape ñu ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay lépp loo xam ne waa Mbour ñu ngi ci Pape yow yaa ngi ci biir lépp nag muy mbiru santé muy éducation muy lépp lu mënti doon Pape ku fa dem fekk ko fa ba pare nag école bi nekk ci biir quartier bi Grand Pancho c'est un Mbourois authentique dafa bëgg Mbour ba benn xale Mbour bu am diplôme bu ko déggee dafay kontaan non caama du ma ñëw ñoo bokkoon classe maam moom ñoo bokk CM2 fii 1962 63 école bii dama fay jànge sama baay fii la jànge bokk classe ak Pa Cheikh Mbaye bokk ak sama classe ak Youssou Diop administrateur civil sam papa nag dafa teel a bàyyi parce que da doon dawal fasu course loolu moo tax mu teel a bàyyi école mais ku bëggoon jàng la ku gëmoon jàng la d'ailleurs boo demee kër ga rek xam ni paa bu bëgg jàng la parce que doomam bi yëpp ay diplôme supérieur la ñu kon bëggoon na jàng mais dafa teel a bàyyi moom Pa Mbaye Ndiaye Ali bu Ngaparu ñooñu ñëpp fi lañ jàng ci école bi ñooñu ñëpp ay cadre lañ école bi nag ki fi jëkk a jàngale moom lañ doon Ndiaga Mbodj le solitaire directrice man nga jël note dama ne li may wax kenn du ko dindi dama ne école bi ki fa jàngale il s'appelle Ndiaga Mbodj dañ daa wax Ndiaga Mbodj le solitaire moom kenn moo nekkoon ci école bi après lui c'est pas Badara Sarr c'est Limale Ndiaye après Limale Badara Sarr ñëw après Badara Sarr Déthié Diop est venu après Ndiaye Nadjirou après Ndiaye Nadjirou Fall Amadou Fadel après Fall Amadou Fadel Jean-Pierre Camara Ndeki n'a jamais été directeur de l'école il était au CM2 c'est lui qui enseignait le CM2 mais il n'était pas directeur de l'école Monsieur Diouf n'était pas aussi directeur mais il était là avec Ndiaye Nadjirou moo yor CP1 c'était le spécialiste du CI moo ma jàngal moo jàngal lu bari moo daan wax wàcceel ma fay la sam ngooñ école bi kon xam naa fi
li Mourtala wax nag dinaa ci dellu si dama ne war nañu nag gàcce la ci ñun ñu jëkk a jàng ci Mbour jàng ci école bi yàlla def leen ay cadre ñun ñëpp nag médecin yaa ngi fii jàng fii benn chirurgien dentiste ngi nii man sama chef la ci benn côté parce que def naa technicien supérieur en odontologie Ndioro Ndiaye moom ma jàngal xam na ko bu baax donc ñun yàlla mooy nañu ñoo xam ni wax dëgg yàlla bu ñu booloo takkoo école bi dem kanam te loolu Mourtala li wax dëgg la maa ngi gis madame Thioy di tàcc bi muy wax kon war nañoo jóg ñun ñëpp jóg ci école bi man de yàlla xam na ni billaahi damaa fàttewoon tey bés bi ngeen jégal ma ko ne fàttewoon naa ko bi ma kii wooyee damaa daw ba fàtte fa carte bi ma jëloon pour may leen ko carte géographique laa indi ak benn enveloppe bu ndaw dinaa ko jox directrice bi léegi incha allah ñu ngi gërëm ñëpp nag di leen sant di wax ne am nañ devoir jàpp ci école bii am nañ devoir sax di wàcceel kaamil ñu jàngaloon man de li may wax moom fu ma toog wax ko jàngalekat laa gën a fonk ci àddina bu jàngalekat yi terew dama naan leen luñ laaj war leen ko jox ndax man dama jaar ci loxo benn jàngalekat wutul Jean-Pierre Camara buñ ko affecté Mbour 1962 ñun la jëkk a jàngal maag Thiamu Diop premier jour biñ jàng bi muy dajalee suñu papa yi ak suñu yaay yi fii lañ daje booba logement baa ngi fii jardin bi nekk fi ñu koy arrosé maire yi ak paa yi ñëpp a ñëw xam nga lu tax ku tróon sa problème doo ñibbi añi seen kër moo ko njëkk a def fii ñu def examen certificat d'études 100% la ñu am entrée en 6e temps boobu dañ daan sélectionné les meilleurs élèves présenté leen 100% la ñu am kooku tey doomam a ngi nii toog ku ñu war a ñaanal la mais ñi fi jàngale ñëpp war nañu jàpp bés di leen ñaanal jàngalekat yi man de dama leen a fan pour beaucoup de raisons yàlla na yeex mais boo demee de jàngalekat xam ne billaahi jàngalekat a baax wax naa leen ko ci benn xew ma ne mais c'est un enseignant qui est mort j'ai eu tous les enseignants en activité à la retraite donc am nañ solidarité nit ñu baax lañ ñoo ñuy formé ñoo ñuy defal lépp bu ma sañoon nag damay toog fii ba mu tas billaahi waaye nag bi ma toogee woo ne ma fukki yoon ak juróom ay nit toog yor métti di la xaar mënuma bañ a dem moo tax gaa jombal wax naa ne nag maguma fi suñu mag a ngi nii suñu mag maam Cheikh Gueye na lé ñoom Sall ñii ñëpp fi lañ jàngee ñu ngi ñaan yàlla na yàlla yëkkati école bi li nga xamee ni ñi fi jànge noonu la yàlla yëkkatee yàlla na yàlla yëkkati école bi enseignants yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu leen di wax ni grâce à vous ñu nekk li ñu nekk bu la ñu leen nekk duñu nekk dara asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu merci beaucoup. yàlla mi dara tawul moo tax ma fekkee bés bi tey li may njëkk a wax di ko jàllale bëggoon naa ko jàllale bëggoon naa ko wax wante yàlla suñu borom bi nii la ko dogalee dama toog di dégg ci panel bi ñuy waajal bés bi tey fi ma toog maa ngi naan yàlla na ma yàlla dimbale pour ma mën a fekkee loolu waay mais suñu borom bi xalaatuma woon ne tey dinaa taxaw fii nii yàlla lu muy dogal ma ñëw Sénégal ñëw tey yendoog sama njaboot yendoog sama yaay bi ma jur ma xëy si guddi gi sama yaay wàcc liggéey ma yóbbu ko Touba denc ko ñëwaat kon bés bi tey nii bés bu màgg la si man maa ngi nuyu sama waa association yi nga xam ne tey ji ñoom ñoo ma jox kàddu gi nii ma war a nuyu mbooloo bi fi nekk yëpp ma di ko commencé si président Adji Nafi Diagne di ko commencé si sama jigéen yi toog nii bu ma limee sax damay sonn wante ñoom ñëpp ñoom ndey gi ñaan asubuna ndate maa ngi jégalu mat leen vraiment macha allah maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu sama frère yi nga xamante ne aussi tey ku nekk si ñoom mënoon na jël parole bi fii taxaw fii wax wante xëy na yàlla nii la ko dogalee ñoom aussi ñu bàyyi ma yor kàddu gi nii may nuyu
ñëpp Amara Seydi Cheikh na Cheikh Sadibou Massène Gadiaga Pa Malick Thiam Bolondé Habib Gueye gaa yi maa leen di ziar yéen ñëpp Vieux Ndiaye maa ngi ñaan yàlla taxawaay bi yàlla na dëgër yàlla ñu yàlla may kattanu ñu tekki ci biir dëkk bi Mbour parce que Mbour dañ fa war a tekki dañ fay war a def dara école bi tey dafa am ay anecdote yoo xam ne mënu ma ko ñàkk a expliquer fii tey parce que sama papa Ndiaga Niang ku nekk xam na ko il fait partie des premiers élèves de cet établissement là école bi école régionale am na ñu bëri fii ñi nga xamante ne tey xamuñu école 1 fan moo nekkoon classe bi fi njëkk classe bi njëkk ci école 1 nekkul woon fii fële atelier bële ci ginnaaw atelier Patra dale Diop ab kabaan la woon moo nekkoon première classe CI bu njëkk a am ci école 1 ba ñu toxal affaire yi mu ñëw fii loolu xam nga ñi ko xam fii bëriwul mais man yàlla may na ma chance boo xamante ne je côtoyais beaucoup mon père dama doon jël ay affaires yu bëri ci moom waaw kon nag suñu yàlla dimbalee ba ñu yegg si fii tey ba suñu ay doom nekk si école bi di fi jàng yaakaar naa lépp luñ fi def rek xeeb nañ ko luñ fi def rek xeeb nañ ko sama rakk bu ma bokkal ndek baay Moussa Niang ñu ko tuddee Pa Wende Dieng xaritu sam papa barki de moo Njaay lañ convoyé conteneur indi ko ci madame Thioy pour établissement bi te incha allah rabi loolu dañ koy fas yéene continuer di ko wëyal rek waaw bu soobee yàlla ah xam naa ne nag li ma bëgg a wax yëpp sax day bëri waaye li nga xam ne moo jublu si cadre suñu association bi yàlla suñu borom bi buy demale ay nit dafa am fu mu koy jaarale ndax association bi bu amee tey yàlla dafa def man dama ñëw jógee Europe ñëw sama jigéen yu baax yi ñoom aji na fi ndaxte yàlla jaañ Mado ñu ne awa Birima Niang yow lan moo tax boo ñëwee Sénégal doo yendoo ak ñun sax ñu def benn añ ñi waxtaan ak ndem si yàlla gayal ndooy ndekete ñoom xale yi préparé woon nañ benn affaire tudde ko Ndey Abi Dafe bi ñu demee si añ bi ñu añ ba pare ba ñuy waaj a tàggoo ñun ñëpp di waaj a dem ma ne leen déedéet bu ngeen demee noonu de da ngeen taxaw ñu waxtaanaat ma ne leen lii am nii tey c'est rare c'est difficile mais comme yàlla def na tase nañu fii lii nañ ko jéem a continuer créer benn affaire boo xam ne nii day nekk une association bu ko defee ñu mun a taxawal loo xam ne dañuy jàppale école ñun ñëpp loolu moo indi tey association bi ah kon nag su yàlla defee ñuy créer association bi di tànn di fal di créer membres yi nga xamante ne ñoo ko war a mën a jiite man yàlla xam na ne maa ngi toll fële si kaw mais maa ngi bàyyi xel association bi ndaxte keroog bi ñuy wax man maa jël parole envoyé message ne leen aji na fi jaaj ngeen di def njiit mu nekk jigéen mais mooy présidente te mën na ko nekk ñun xale góor ñu topp seen ginnaaw ak suñu jigéen yi ñu defar ba mu baax waaw kon nag loolu dañ koy santé yàlla man maa ngi sant borom bi li tax ñoom ñu jël ma tey jii ne ma Birima kaay wax am na loo xam ne nii tey dafa am école bi comme ni ko sama tonton yi waxee tonton El Hadj tonton Maf voilà ñoom ñëpp niñ ko expliqué école bi dafa am ay affaires yoo xamante ne daf fi nekk te loolu cosaan la école 1 cosaan la lan moo tax école 1 ngay gis bu kankurang génnee ñoom chimère ak gars yi fii la ñuy toog kankurang bi ñëw fii lay nekk bu génnee si lël bi dugg fii cosaan la école 1 sant suuf fii quartier la boo xamante ne nii Mame Bakary Sonko papay Pape Dou Sonko papay ñoom Famara Sonko seen kër a ngi nii man sama Mame Mbaye Niang ku xam Mame Mbaye Niang mooy Baye Ibra Sine Niang bayal bii Turekunda di entraîné sama këru maam la sama ëttu maam la garabu manga googu ngeen di gis foofu sama papa moo jógee école 1 for ko mu doon garab gu ndaw mu samp ko fa kon ñun doomu Mbour lañ cosaanu Mbour lañ école régionale number 1 dañ koy sargal ba daanu ci suuf waaw
waaw man nag maa ngi wax ji sax su ma naree yégalee day garaaw day bëri wante dafa am loo xam ne mënu ma ko ñàkk wax xam nga dañoo nekkoon ay xale ba pare léegi maa ngi gërëm bu baax nag suñu kilifa gëlee toog mooy suñu papa Mame Cheikh Gueye li tax ma koy gërëm ñun dañoo bëgg Serigne Saliou di ko doyee di ko dunde suñuy maam lañ fa fekk dañ daan wàcc école fii daw kër Serigne Saliou bu ñëwee ñu ne Serigne Saliou ñëw na moo ñuy uuf suñuy maam di nekk ak moom mii daf ñoo yore moo ñu jàngal man moo tax ma am entrée en sixième li tax ma am entrée en sixième bi ma ñëwee damaa ñëw classe mu ne ma Birima ma ne ko mu ne ma yow da ngay at mi maama rey la yow da ngay at mi maama rey la xam nga lu tax moom mii bi muy jàngalee école nekk xale yàlla da ko def mu ñu affecté ko Podor li ma leen di wax nii c'est des histoires de Podor lañ ko affecté muy door a wàcc Podor xamu fa dara di taxawaalu xamul kër yi xamul dara muy laajte di laajte bañ na ko am na benn mburuwaa bu fi nekk de moo yore hôpital bi fii Ndiaga Niang lañ koy wax mu ne leen kooku sama grand frère la kon kay sama xiif jeex na daal di yegg sama kër papa sama yaay na ko Mame Cheikh yow de kër gaa ngi daara jàng moom la ma doon wax léegi na ma gërëm naa sa yaay kon nag moom bu ma jàngalee may def CM2 ma ñëw mu ne ma yow sa papa li ma defal ci àdduna sama noppi da koo kaata ba ma waay waaw léegi nag may dellu si waat tuuti rek di yeggale loo xam ne mënu ma ko ñàkk bañ a nettali ba ñuy nekk xale dañoo léejoon fii ci école bi turbale nañu koñ bi yëpp yàlla li muy def dañoo amoon suñu maam joo xam ne ndeysaan moom moo ñu daan jaay pastel mburu ak pastel fii maire jabu la yéen a koy fàttaliku muy jaay pastel nag xam nga ñun dañoo léejoon xale yu jigéen yi nga xam ne seen papa yeeg yooyu seen yaay dañoo xaw a am wéccet bu ko defee ñoom dañuy ñëw yore ay mburu yu toll nii ñu def ko ay pastel ba mu fees madame présidente nag aji na fi yore mburu mu gudd nag def ko pastel am ba mu fees ma yow si dem na ko aji na fi mu naa ama na ko may ma pastel ak mburu mu ne ma Birima Niang bàyyi moom ma ne ko doo may xaaral rek ma dem si kaw balcon ba fële wut sama xeer bu gudd rek na ko ni visé ko rek na ko tay toj bopp bi muy yuuxu waaw gis nga loolu ak laa ngi loolu voilà ndeysaan merci beaucoup kon nag ànd bi dafa yàgg te yàlla ñu yàlla ak Maam Borom Touba taxaw ba lépp lu ñu si yéene yàlla defal ñu ko sama jigéen ñi kontaan naa si yéen bu baax a baax soxna aji na fi Mame Saliou maa ngi lay bëggee sa njiitu rafet na jërë ngeen jëf nag xam naa ne fii laay mën a yem ndax ñeneen ñi mën a wax jërëjëf
waaye ñu koy jox. dama ñëw ak baatam Cheikh Sall di meeru Mbour waroon na ñëw tey teew fii bëggoon ko lool waaye ay obligation professionnelle moo ko tënk ba mënul ñëw man je fais partie des adjoints au maire ma ne kon dama fiy ñëw ak ñaari casquette ndax école bi dama cee bokk dinaa ci ñëw waaye Cheikh Issa daf leen di rassurer ne mu ngi ci seen gannaaw di leen jàppale incha allah ndax programme bi nga xam ne moom la teg muy yeesal Mbour éducation daf ci am part bu rëy boo xam ne boole na ko ci te école yi ci la bokk notamment école bi tey bu sañoon moom mooy teewal fi boppam wax leen li mu nar ci école yi mais particulièrement école Badara Sarr parce que niñ koy waxee école régionale lañ ko tudde kon loolu mu leen di firndeel ne dina ñëw ak yéen ci ni ngeen ko bëggee ci lu gàtt dina taxaw jàppale leen rassurez-vous daal que dina taxaw jàppale leen ci école bi Badara Sarr ak yeneen action yu ngeen di am dans le cadre de l'éducation parce que dafa am solo ci programme am bi mu teg kon donc loolu laa leen doon jottali ci yéeneem ak pasam nga xam ne dina ñëw ci fan yi ak neneen ak yéen incha allah man nag dama am mbégte parce que école bi fii laa jàngee ni ko El Hadj waxee Jean-Pierre Camara moo dëkkoon fii nekk directeur jabaram tudd Nafi Diagne su ma wàccee mu ne ma seen kër dafa sore parce que croisement la ne woon kaay añ fii donc dama daan wàcc ci école bi añ kër directeur fi laa amee entrée en 6e door a dem CG fii collège kon fii tey damay am mbégte taxaw fi seen association bi nag dama ciy nekk bokk ci da ngeen may boole les anciennes fii dama ciy bokk lu ngeen di defati ngeen ooma parce que si laa bokk waaw te seen yaay laa seen tata laa seen lépp laa mën naa àndandoo ak yéen ñuy xam lan mooy solowu bëgg-bëggu école bi ñun ñëpp ñu mën see dugal suñu loxo parce que nag retour aux sources bu ñu koy def ñëw suñu école dafa war a mel am beneen melokaan te loolu kenn mënuñu ko defal ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp en tout cas tàllal naa leen sama loxo en tant que bourgeoise rek ak ancienne de l'école sans autre fonction que dina ànd ak yéen ñu jàpp defar ba mu baax donc bi ma andi fii tey El Hadj wax na ko c'est un devoir de mémoire parce que fii foo jàngee CI ba am fa CEP ak entrée en 6e dëkk ci dëkk bi juddoo fi bu ñu la ci woowaatee ci événement bu mel nii muy centenaire école bi hasard mënul am ci loolu bi ñu ma saisiré wax ma ko j'étais très ému dama kontaan moo tax don bi ma leen jox wax naa ko sànq du dara mais c'est un devoir de mémoire reconnaissance la vis-à-vis de cet établissement nga xam ne moo ñu formé sax ay suñuy baay parce que liñ ko wax 1921 ba léegi yàgg na mais ñoom ñëpp foofu fii la ñu jaare kon bravo yéen ñi ngeen xam ne am ngeen initiative bii pour fêter centenaire école bi nee nañ nag lu jógeen ñu bokk rek du baax xam naa ne yéen a organisé li yéen a ko xalaat kon gën leen a dëgëral seen bopp gën leen a gëm seen bopp moment bi ngeen ko defee aussi dafa nekk moment bu am solo parce que on est au mois de mars te ñun jigéen ñi ñooy yaay yi ñun jigéen ñi ñooy yor kër yi ñun jigéen ñi ñooy ëmb ñun jigéen ñi ñooy imbi ñun jigéen ñi ñooy nàmpal di yóbbu hôpital école sax bu ñu la wooyee danga naan sa yaay demal seet carnet bi demal jëli ko donc jigéen ñi gàcce ngaa laamaa yéen seen taxawaay rafet na yàlla gën koo dëgëral ñuy lancer appel ne jigéen ñu mel nii violence warul dal ci seen kaw coono warul dal ci seen kaw taxawu leen moo war a nekk seen solo te dañ leen war a taxaw jàppale leen ba ngeen mën a parce que nag balaa yëf yi di développé di ngeen ci dugal seen loxo de balaa gaayee falu yéenay taxaw de kon bon gàcce ngàllama jigéen ñi may kontaan ci sama frère bi mi Samba Ñebbe ndax moo xalaat woo ma wax ma ko ma ne ko li nga ma wax de lu ma gën a neex mënul am ndax li ma def ko ci école bi feneen fu ma ko def rek fii moom ak ci gën a neex te yàlla def na fii laa ko jëkk a defee même bu ci yeneen di topp fii laa ko jëkk a defee ma leen di sant di leen gërëm di kontaan bu baax a baax ci yéen élèves yi nuyu naa leen góorgóorlu leen gëm seen maître yi te topp leen parce que ñun noonu lañ daan jànge sa maître daan na la pini ba doo dem te kenn du wax léegi élève boo pini bu demee dañ ma pini woon dañ ma defaroon nii ñun dañ daan toog fii bu ñu nee dañoo woor anamaane day teg paan bi ci buntu école bi ku ñëw mu ne la naanal nga dugg mënu leen a jàng bëgg a woor bu ko defee dañuy jël rek xaw a def mi mel ne dañoo naan te naanuñu waaw loolu éducation bi aussi daf ci am solo donc suñu waajur yi amuñu lu ñu leen di fayee yal na leen yàlla fay
yéen aussi enseignants yi kenn mënu leen a fay ndax li ngeen di daj ci école yi ak kër yi ak école bi du ngeen ko daj seen kër yi yal na leen yàlla fay seen bëgg-bëgg yal na ko yàlla mottali en tout cas man daal partenaire laa ak yéen loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen sant. ci école bi. École ngir su ëllëgee samay doom màggee am fu ñuy sax xam-xam. dëgg la ndax en 1921 2021 téeméeri at kon école war nañuy wane yaay ak ba xam nga li fi jaar bari na école bi tabax na fu ne kon su yoon bi neexee daanu gëstu fa ñu jóge. wax dëgg ku ne jaar na fi enseignant enseignante gouverneur préfet sous-préfet monsieur le maire avocat procureur imam Serigne Dara suñu école bi mooy jàmbaar sama maam jànge sama yaay fii la jànge man fii laa jànge yàlla na fi samay doom jànge ñu am doole te mën ko yeesu leen école bi ngir mu bañ a na ko ñëpp xamee noonu soxla nañu ay jumtukaay soxla nañu ay toogukaay yu mujj yëpp bëgg nañu xalaat bi suñu saa yu ñu jaar soxla nañu bërëb bu ñuy tàggatoo suñu yaram bu ma sañoon kenn duñu defar noonu lu dul doomi dëkk bi jaar ci école bi ndax ma ne su ëllëgee su màggee am lu ma fi ñun loolu la ñu xam war na ku nekk bu ñu bàyyi école bu nax sax ndax suñ ko bàyyi suñu gàcce lay doon ñu fi jaar ak ñu nekk bëgg naa xam njëriñu école ak lu école bi liggéey kon bàyyi leen si xel. tàccu leen waay loxo yi ci kaw loxo yi waay loxo yi waay
ñëwatil ma jël. Bassa Bassa. Donc j'ai prévu un chant avec les élèves, toujours dans les activités théâtrales, artistiques. Et c'est un chant que j'ai dédié à Cheikh Béthio. Je l'avais écrit pour lui, donc puisqu'il fait partie des parrains, et c'est un ancien élève de cet établissement. Je voudrais que tout le monde l'applaudisse très fort, puisqu'il n'a pas été un élève assez ordinaire. Il a été administrateur civil de classe exceptionnel. Il a joué le spirituel, et l'intellectuel et le temporel. Cheikh Béthio, on se souviendra toujours de lui. Vraiment, on se souviendra toujours de lui. Pour ne pas continuer, je dirais que ce chant-là, il faut que tout le monde y applaudisse lorsqu'on sera au refrain. Donc, quelqu'un pour me tenir le micro. Wow. Allô. jërëjëf Moutala. jërëjëf Moutala. maa ngi nuyu mbooloo mi di leen gërëm di leen sant di jiital nuyoo bi nag si ki nga xam ne kii mooy waaw di jiital nuyoo bi ki nga xam ne kii mooy inspectrice de l'éducation et de la formation di ko nuyu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ak ñi muy bokk di liggéey yëpp di gërëm la famille du parrain Cheikh Béthio Thioune bu Serigne Salim bu Serigne mu toj waruñu ko seetaan madame bi bu defee talon boo xam ne 30 centimètres la coquette bi di dugg ci ay pax loolu autorité yi waruñu ko seetaan nag bi nga jaaree ci école bi da nga war a am reconnaissance saytuwaat ko di ko lu koy doxal nga ciy dox est-ce que xam ngeen loolu école Mbour moo fi jiitu képp ku fi baax moo la formé école Mbour 1 du ay caakaan jaar fi nag sens la ndax ay bopp kese ñoo fi jaar ñi fi jaar ñëpp tey ñoom ñoo ŋànk réew mi waaye gannaaw bañ ko amee bu ñu fàtte école bi tamit ndax école ku baax moo la defar dafa am sama benn waa classe dañoo bokk classe bi may def CI ñoo ànd waaye tricheur la bu mag boo xam ne kii day jël prêt-à-porter di ko def ci kubéeru big yi naan ma réponse 3 bi amoo ko réponse 4 bi doo ma ko defal arithmétique bi defuma woon sama exercice est-ce que doo ci jàpp ñu jàppoo ko noonu ba yàlla def ñu dem BFEM et ñu jàll écrit ñu téye ñu oral ma ne ko yow nag fii la affaire yi mën a yem tricher ngaa tricher ba ñu yegg si BFEM mais fii moom instant bi mën a toog a tricher ndax oral la rek mu ne ma yow dafa mel ni dangaa bëgg a sensé doxalin de yow sa réponse yi de ko soufflé ci kaw rek ndax boo génnee rek man maay dugg man ma capitaine Mbaye ma ca mbaaw man maa ko dàq capté ma ne ko garaawul et ma ne daga ci biir salle bi prof bi ne ma bonjour ma ne ko bonjour mu ne ma comment tu t'appelles ma ne ko c'est Boy Town Show mu ne ma ok assis-toi ma toog mu ne ma tu as 3 questions tu les trouves am nga sa BFM ma ne ko ok mu ne ma première question ma ne ko oui monsieur mu ne ma en quelle année a eu la révolution russe ma ne ko ba en 1945 ça a échoué mais en 1950 ça a réussi mu ne ma très bien tàccu leen loolu bu baax mu ne ma Boy Town ma ne ko oui mu ne ma deuxième question qui a dirigé la règne du parti socialiste ma ne ko pas certainement c'est Léopold Sédar Senghor qui a commencé mais c'est Abdou Diouf qui a terminé mu ne ma très bien tàccu leen loolu bu baax mu ne ma Boy Town ma ne ko oui mu ne ma est-ce que tu crois en l'existence de Dieu ma ne ko c'est très complexe mais je vais essayer d'y répondre mu ne ma ok ma ne ko certains le pensent bien mais personne ne l'a démontré l'existence de Dieu mu ne ma très bien am nga sa BFM tàccu leen loolu bu baax et mu des capitaine Mbaye ma ca mbaaw ma nga ca ginnaaw capté na réponse yi ma wax yëpp téye ko ci boppam ne dagat ci biir salle bi prof bi na ko bonjour mu ne ŋàmm pour moom bu tontoo day fàtte réponse yi mu capté ci man et prof bi na ko c'est à toi que je m'adresse mu ne ŋàmm prof bi na ko ok passons aux questions première question
mu ne tekk prof bi ne ko en quelle année es-tu né mu ne en 1945 de ça a échoué kon en 1950 ça a réussi prof bi ne ko mais tiens yow qui est ton père pour être si cancre mu ne wallahi c'est Léopold Sédar Senghor de qui a commencé kon c'est Abdou Diouf qui a terminé prof bi ne ko yow sàcc si bay laajte ku ceeb lii te xamoo ndax reeru jàmbul mbaa añu jàmbul nga jàpp beneen sàcc bi dafa dugg ci biir kër gi wekki écran plat bi teg ko ci ëtt bi aka ñoo dëgër fit yow jël nga écran doo dem mu ne non DVD bi dama koy yóbbaale quoi récupérer DVD bi ñëw fekk ñu sàcc télé bi mu xam ne li jël télé bi soriwul bu dof dof loo dina ko dugal ko rek mu ne wow yeewu leen waa kër gi yëpp yeewu mu ne ñu ngi ñuy sàcc di boole boppam ci kër gi yow beneen sàcc bi daal daaj 3 périers ci kaw dugg ci biir kër gi dal ci teenu 90 mètres bu baree tamit ma wàccee ko def sàcc bi problème mu atterrir la am day làmb affaire yi di gën a nooy muy wàcc muy làmb affaire yi di nooy mu jékki-jékki ne mais kër gi ko gën a xóot mais teen day aw affaire naan ko xóot mu ne muy yéen may wax muy aw affaire naan ko aw mu commencé rëccu ndeysaan te naan su ma yëgoon affaire naan góor mu naan du ma dugg affaire naan dugg Amadou Wuri ñëw fii ba ñibbi te mayewuma sama maye boo xam ne mooy maye fétiche bi parce que chanteur yi dañoo avant bi turandoo sama maam ñebe mii ñu jabe bañaat moo ma yar may jàngee mboolkat laa jàng laa duggee néew góor maa daan bay toolu tropical yi ak toolu salinité yi boo ñëwee coosee sa maam bay Camara Mama coosee sa maam Aliou Diop ñam buur samay mbokk lañ fi laa dëkk waaye sëñ Béthio mu mën diwaat bi damaa jógee buur jàng dem Dakar jógee Dakar mu yóbbu ma Touba ma ñibbi Touba ma dëkk ak moom dëkk ak Serigne Saliou ba ni mu ñëwee sañcaat dëkk bii di Mbour indi ma fi ma jënd fi li ma fi jënd dëkk fi li ma fi dëkk nekk fi ci teraanga yi ma fi nekk léegi nag ant li soo ñëwee sant mooy cachet spirituel bi ngeen jox événement bi ndax da nga naan Serigne Saliou ne fii di la résultante des 99 noms de Dieu ngeen àgg ci centenaire bi Serigne Saliou ne sëñ Béthio yaay man maay yow xanaa 99 ak 100 benn ci dox ngeen àgg ci centenaire bi jox ko sëñ Béthio nekk ci école 1 bi loolee sëñ Béthio Serigne Saliou waxul sëñ Béthio moom la sëñ Béthio wax soonaay na di ko yaay man maay yow moo tax bi mu fu mu leen bugg ñun taalibe yu mag yi yàlla defal ñu teraanga yi mu ñu defal. L'école Badara Sarr a fait les frais de son âge. Tout est à refaire. Des classes d'une vétusté indescriptible. Un vieux mur pas dans les normes sécuritaires qu'il faut. Une salle informatique. Mal équipée avec une seule et vieille machine, une photocopieuse en panne, etc., etc. Un ensemble de mots représentant un grand danger pour tous, élèves, enseignants, gardiens, visiteurs, etc., qui interpellent tout un chacun et nous poussent à lancer un cri de cœur. Le sort de Badara Sarr, première école de la ville de Mbour créée en 1921, n'est pas du tout reluisant. L'établissement ayant vu de multiples générations devenues des cadres aujourd'hui, celles-ci ont bénéficié du passage d'illustres enseignants comme Feu Demba Diop et son épouse Caroline Faye, Nadjirou Ndiaye, Feu Iba Der Thiam, ses célébrités de taille, et surtout de l'emblématique Moussa Diouf, spécialiste du CI, mais aussi de Mam Cheikh Gueye Beug Bamba qui vient tout de suite de quitter, sans oublier mes prédécesseurs directs, Alphonse Diouf, Mour Gueye Sambou et Mour. Yàlla même seen fay nag yàlla na leen yàlla fay man nag maa ngi dem. bëgg naa balaa may dem
ma nettali leen benn taarix bu xewoon suñu diwaan bii ñu naan Mbour dafa am école bu fi ne di tàggat ay ndaw am ay kilifa yu fi jaaroon ñu xamoon kilifa gu baax gu fi nekkoon def fi liggéey bu mucc ayib ba yàlla def li gën si moom ñu duppee groupe bu tuddee ko ma waral tey ñu naan école Badara Sarr bu Mbour bii. ñi fi dëkkoon ñëpp a xamante woon waaye ñëpp a daan diisoo dëkk bu mën gan bu bëri woon teraanga waaye dëkk bu mag dina waral lu bëri ci ñi fi gaaw. delloo si leen seen xel si école bii di école Badara Sarr. boo ko dénk rek da waay. borom daraja bu ne jaar na borom xam-xam bu ne jaar na école bii di école Badara Sarr. Tout le monde est entendu. Je ne dirais pas que ce sont les anciens et les anciennes de l'école qui sont concernés, mais c'est toute la population de Mbour qui est concernée. Parce que l'école Badara Sarr, de par sa situation géographique, est sur la route nationale avec l'école Cheikh Baba Sow. Donc deux écoles qui sont proches de l'IF. Donc deux écoles qui sont la vitrine de l'IF de Mbour 1, donc deux écoles qui méritent vraiment une attention particulière. En tout cas, nous, au niveau de l'IF, c'est deux écoles que nous considérons et que nous suivons de près. Parce que tout simplement, c'est de grandes écoles, c'est des écoles qui se trouvent dans la commune, c'est des écoles qui se trouvent sur la rue nationale, donc la première visée de tout individu qui entrera dans Mbour verra ces écoles. Donc ils méritent vraiment une attention particulière. C'est dire que la santé de l'école...